waaw kay ñu ngi leen di sant waaw. Mame Makhtar Gueye. waa tey de dañuy jëfee li Kocc Barma di wax rek ne mbooloo mooy doole. tubaab nee na l'union fait la force. voilà ndax yàlla dafa dogal ay jullit ñoo leen jàpp di leen toroxal foofu ca Palestine. alors kon mënuñu nag nekk ci gàmm yi ak màggal yeeg ziyaar yi di fëgg suñu dënd naan innamal mu'minuuna ikhwa jullit yëpp ay mbokk lañ. yàlla ne nag occasion ngi nii ngeen jëfe ko seen mbokk jullit yi ca Palestine ñu ngi leen di toroxal nangu seen suuf dàq leen di leen boom. voilà kon nag daje bi am tey du Jamra rek lu mat fanweer ak lu topp ñeent fukk ak lu topp ci ay kuréel waaye nekkul rek ay kuréelu organisation islamique nekk na ay kuréelu organisation des droits de l'homme organisation de la société civile dégg nga sànq gi Marie Sagna dégg nga tamit Malick Ndiaye le sociologue dirigeant du CIS le comité des intellectuels du Sénégal. ndax lii Israël di def Palestine dafa dépassé cadre diine problème mu àq ak yelleefu doomu aadama la fekk nit ki ca dëkkam toroxal ko mel ni rek yow ma ñëw jonkon sa buntu kër nga di ma fa romb ko rombaat yërëm ma ndax taw beeg naaj bi nga daal di dawal yërmande ne kaay ma abal la benn pantere nga abal ma pantere xëy nga jóg doxi sa soxla ñëw fekk ma indi samay jarbaat ñu dem di buuxante ci néegu xale yi nga daal di muñ rek toog ak diir ma indi sama soxna ñu jëlaat sa beneen néeg mu jege nag nga daal di maar ne ma lii day mënul continuer ma attaqué lu histoire coow li jib takk der yi ñëw faral ma man tooñkat bi yamuñu ci loolu kurpañ yi tàkk bal yi tàkk ñu faagaagal sa njaboot yëpp yow mi desandi ñu tëral la ñu tëral la ci brancard di la yóbbu pour sauver la ba nga rombee tooñkat bi ñëw jël sa suuf yëpp amul dara lu mu def lu mu tufli la naan la espèce de terroriste loolu la palestiniens yi am comme nattu moom leen Israël teg appel bi ñu lancé nag moo di na jullit yëpp ubbi seen bët te bañ a doyloo couvre-feu cessez-le-feu bi ñuy wax cessez-le-feu bi naxaate la de cessez-le-feu mooy lan wéerandi gànnaay mooy loolu te wéerandi gànnaay mooy jamono mën na dox ba yàgg gànnaay yi jógaat Israël ñaata yoon la jël engagement wéer gànnaay violé ko accord de Camp David 79 du woon wéer gànnaay joggi na ci accord d'Oslo 94 Israël violé na ko résolution conseil de sécurité Nations Unies résolution 242 Idriss violé na ko violé na yi tamit la résolution 338 voilà kooku bu jógee naan la cessez-le-feu noo koy gëmee voilà moo tax xëy na dinañ ci sant yàlla ndax ñii dañuy am tuuti feex population civile yi parce que boo toogee guddi lëmb bomba tàkkul loolu rek déjà baax na waaye problème bi mu ngi fi ne këtt ne jot na de tant que Israël jógewul ci Cisjordanie Gaza Jérusalem Est yii mu occupé de manière illégale tant que Israël jógewul ci suufu jàmbur yi problème bi day jolliwaat rek voilà moo tax man li président Erdogan Turquie wax la gëm ren song bi ñu Israël song jullit yi li ci bees moo di li ci bees mooy pour la première fois Israël dugg na ca jàkka ja takk der yi dugg na ci masjidil al Aqsa troisième lieu saint de l'islam ndax suñu borom moo ko hiérarchisé ñetti lieu saint la masjid al Haram mooy jàkku jumaam Makka masjid al Nabawi mooy fi Seydina Mohamed tëdd ca Médina masjid al Aqsa mooy troisième lieu saint de l'islam bi nga xam ne Seydina Mohamed ba muy dem di négocier ji julli yi ndax ñu wàññi ko ndax juróom fukk la woon waaye moo ko négocier ba ñu wàññi ko def ko juróomi julli tisbaar takkusaan timis gee foofu la déparé mihraj bi foofu la déparé ba suñu borom nettali na ko ci ay kaddu yu daw yaram ci suratul Isra le voyage nocturne loolu pexe Israël bu sottee jumaa ja ko matérialisé dañ ko bëgg a toj kii wax na ko Erdogan te bu ko tojee jullit dina yàcc rek kaa bëgg la jëm su boobaa ñu jàpp l'islam fay ko alors problème bi nag moo di te xel mënu koo nangu naka la ñuy nekkee jàkkaarloog dëkk boo xam ne 10 millions de musulmans 10 millions de juifs umma islamique bi nekk 1 milliard 650 millions 10 millions bëgg a ñëw tee kon am na lu ci am li ci am mooy naafeq de la plupart des pays islamiques et des pays musulmans yi nga xam ne dañu nekk à la solde des Nations Unies moo tax ñun dañu rejeté communiqué gouvernement du Sénégal bi dàq nañ ko parce que communiqué boobu affaire woon raayante la
raayante waru cee am parce que gouvernement bi dafa ne bàyyi leen xeex bi ci waxi wolof waaye dañ ko tubaabal naan on lance un appel à la désescalade loolu mooy bàyyi leen xeex bi xeex amul guerre amul dafa am un agresseur hyper puissant qui s'appelle Israël tiim askan bu néew doole muy les populations civiles palestiniennes di leen tuuri safara ak i missile guddi bëccëg midi ngoon kon booy bu fekkee da nga bëgg a wàllu ñi jàkkaarloog reykat bi nga téye loxoom ne ko bàyyil rey bi ba mu bàyyi rey bi nag nga doog a toog wax ak moom waaye bàyyi leen xeex bi loolu waxi tappale la moo tax ñun nag ñu ngi demandé Macky Sall na xotti communiqué bi te sagal jullitu Sénégal na ko bindaat wax ak Israël wax ko dëgg bu ko defee ñi ko fi jiitu fa ñu tëdd seen bàmmeel mën a talli ndax ña ko fi jiitu def nañ ay jëllale yu rëy ci wàllu taxawu Palestine bi nga xam ne ni Yasser Arafat amul benn pays Afrique noire bu ko ñemee recevoir parce que ku ko recevoir États-Unis ak Israël traité la de complicité de terrorisme Sénégal moo fas fitam daal di accordé Yasser Arafat première visite officielle dans un pays d'Afrique noire loolu ndam la amaat nañ beneen leadership mooy at ba ca topp Israël Palestine amuñu woon représentation diplomatique en Afrique Sénégal moo fas fitam jox ko la première représentation diplomatique en 1978 waaw yow président Macky Sall ñu joxaat la cër nee la yaay le président en exercice du comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien nga daal di am sak yooyu yëpp ak ndam yooyu yëpp ak ndombal tànk yooyu yëpp kii jóg di agressé nga naan ko bàyyi leen xeex bi loolu waxi tappale la bu ko defee nag sénégalais dinañ am ndam gu day ni dinañ na ndekete sénégalais la ñuy bàkku ci màggal yeeg gàmmu yi di fëgg seen dënn naan téeméer boo jël ci population bi juróom-ñeent fukk yi ak juróom ay jullit lañ ak tamit di fëgg suñu dënn naan innamal mu'minuuna ixwa jullit yëpp ay mbokk lañ alors adduna bi dina xam ne wax dëgg yàlla loolu dëgg la ci ñun ndax ku ne dog nga sa soxla tey ñëw ci place bii alors kon nag ñi ngi ñaan suñu borom mu dawal ci yërmande te dégg cri du cœur umma islamique sénégalaise bi yëpp may jullit yi ndam ci noonu l'islam yi di Israël te na suñu xel dal ambassade Palestine wax na ko léegi mooy Firawna moo ëpp doole junni yoon Netanyahu te gis nañ fa mu mujj waaw kon nag na suñu xel dal waaye nag bu ñu nelaw ci bataaxal bi ñuy dégg ñu ne cessez-le-feu am na waxi say-say la rek nañu rester vigilant arrêté nañ bombardement yi waaye nañu rester vigilant ba Israël delloo suufu jàmbur incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah. Palla Samb, maire de la commune de Fann Point E Amitié. sama tànk moom mooy ñëwoon répondre ci appel bi nga xamante ne woote nañ ko fii pour soutenir le peuple palestinien nga xamante ne Israël bi nga xam ne dëkku wayu la ay terroristes ñoom ñooy terroristes yi ñu ngi dal ci kaw waa Israël ci kaw waa Palestine di leen boom teg nit ñi umma islamique mel ne dañu toog di seetaan loolu nag buñ ko organiser tey fii ci Sénégal képp koo xamante ne jullit nga wala ngay doomu aadama rek te justice tax laa jóg war ngaa ñëw tey ji ci ndaje bi soutenir le peuple palestinien loolu moo fi sama tànk. appel bi ñuy lancé moom moo di peuple sénégalais ñu gën a góorgóorlu mais je demanderai également au président Macky Sall moom jullit la am na ay jamono condamné woon na li nga xam ne Israël defoon na ko tey jii lii xewaat na lu ko raw maa ngi koy lancé un appel. déclaration gouvernement bi gis nañ ko mais bëgg nañu gouvernement sénégalais ànd ak le peuple sénégalais condamné li nga xamante ne moom la Israël di def ci kaw Palestine te teguwul ci leen. waaw ñu ngi lay fay di la nuyu bu baax di la wax. waaw mais ñu ngi ñëw en tant que musulman d'abord jullit bu ñëw aussi fekk ci ay moromu jullitam ñu ànd di naqaru li nga xam ne dañ ko teg suñuy mbokki jullit yoo xam ne li yàlla wax ni suufam dafa yaatu. amul frontière donc jullit bu nekk Asie ak jullit bu nekk Europe bu nekk Amérique seen coono suñu coono la luñ leen teg ñun lañ ko teg moo tax ñu ñëw teew pour wan adduna bi yëpp ni li ñuy teg peuple Palestine du waa Palestine lañ ko teg mais ay jaamu yàlla ay jullit lañ koy teg ñu ñëw ba fii pour wan ñooñu dafa war a dakk. léegi tekkaaral bi ci adduna bi ñu teg loolu. waaw adduna bi li ñu def mooy dañu jaawale mbirum Palestine ak mbirum état. parce que buñ ko bëgg a gérer mbirum état dañuy juum ndax état intérêt lay xool te tey Israël ak Amérique ku leen xool xam ni ñu contrôler l'économie domination coloniale ak technologique
comme fii suñu réew nga xam ne ni ñun suñu autonomie amuñu souveraineté numérique amuñu souveraineté aussi de nos fichiers d'information ñoo ko yore tey boo jëlee angle boobu da ngay juum mais tey le monde musulman la laaj ñu dajaloo la umma islamique la laaj ñu dajaloo quand on parle de la umma nag sénégalais en général dañ koy bëgg a jàppee affaire état mais dañ ko jàppee ci affaire confrérie organisation religieuse comme lu mel ni OCI que ñu tiim Arabie Saoudite wax ko mu jël say responsabilités parce que la Arabie Saoudite comme Jérusalem c'est des terres yoo xam jullit yi la fa nekk ñoo ko bokk. C'est le moment où jamais le Sénégal reprendra leadership bi mu amoon jamonoy Hadji Moustapha Cissé leadership bi mu amoon jamono yi fi Senghor nekkee ñu indi waat fi le sommet de OCI buñ ko mënul def sur le plan mondial ñu def ko sur le plan Afrique ñu waxtaane les territoires où abritent les lieux saints comme Makka Kaaba ak Médine comme Jérusalem la fa am ak la xew Palestine ñu mën ko waxtaane mu nekk patrimoine bu adduna bi ñu bañ a jël problème bi def ko problème entre juifs def ko problème entre Gaza ak yooyu ñu def ko problème mu musulman yi parce que la ne Jérusalem ñun ñëpp ko bokk la nekk Makka ñun ñëpp ko bokk du aj rek moo ñu war a dajale Makka du aussi aj rek moo ak pèlerinage rek moo ñu war a dajale donc dafa war a laaj jullit yëpp dajaloo te les khalifes généraux en premier lieu ñoo war a dox loolu à partir de leurs représentants et de leurs porte-parole ñu fédérer toutes les organisations islamiques ñu mën koo xeex buñ ko bëggee xeex angle étatique dañuy juum parce que état bu ne intérêt ngay xool te dëkk bu nekk sa population nga fa am na risque yoo xam ni doo ko jël.